salaamaaleykum sama gars yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen nemmeeku di xool ci loo leen nekk sama gars yi akama baax nag moo dellu si waat di defaat beneen taxaw seetlu boo xamante ni fas yéene na ko partager ak yéen mais saa su nekk rek ñu leen di fàttali Covid bi ak ni nga xamante ni mu ngi si temps bi di def joobam comme Covid bi tamit mu ngi def joobam di rey ay nit di fagaagal ay mag di fagaagal ay maire ki paa ñun tamit buñ ko si bàyyee noonu nañ ko jéem a xool nan la ñuy fexee ñun ba fagaagal ko niñ koy fagaagalee nag mooy respecter mesures barrières yi respecter distance yi ba pare takka mag si fépp boo xamante ni mbooloo daf fay dugg tey nag ñu taxaw seetlu si ñaari point yi nga xamante ni sama gars yi ñu ngi si taxaw seetlu mooy point bi nga xamante ni mooy dialogue national bi pour élection locale yi nga xamante ni ñu ngi siy jëm beneen point bi nga xamante ni ñu ngi siy taxaw mooy problème mu inondation ak politiciens yi nax bi nga xamante ni ñu ngi dëkkee di ko nax askan bi di ko nax population bi saa su nekk population bi gëmma di nelaw te war a xippi seeni bët xool li nga xamante ni politiciens yi ñu ngi leen koy teg si naka la ñuy def gis nga boo leen xoolee bi ñu génnee si élection présidentielle yi bi ñu génnee si élection présidentielle yi ba nguur gi fi nekk def seeni sondage ba xam ne si moment boobu bu ñu tëggoon élection présidentielle yi élection locale yi ñoom dañuy perte ay localités yu bëri parce que natt nañ seen bopp ci biir élection présidentielle yi ba xam nañ fu ñu leen sanctionné fu bare donte ñoom def nañ seeni feem ba nee nañ ñoom ñoo géñe ñoom ñoo wax loolu ñoom nee nañ ñoom ñoo géñe mu nekk géñe boo xamante ni tey na xelu Sénégalais yëpp mais comme ñun amuñu opposition bu dëgër amuñu opposition bu forte opposition bi li ñu njëkk a def mooy bu kenn yëngu bu kenn bougé moo tax ñëpp a toog seetaan leen ak Macky Sall boo leen xoolee Macky Sall bi ñuy ñëwee si dialogue bi ñoom waa APR fi ñu njëkkoon taxaw mooy si parrainage bi pourquoi ñoom ñu proposé woon parrainage bi ba pare taxaw si mooy bu ñu xamee ni ñoom tey élection locale yi dañ ko tëggoon ñoom ci parrainage boobu noonu si la gars yi di jafandu mën a éliminer yenn candidats yi nga xamante ni arrangé wuñu leen est-ce que comprendre nga léegi comme loolu léegi dem nañ ba si biir Covid bi Covid bi duggee affaire bi nekk en stand-by mais donte affaire bi dafa pause ñoom ñu ngi continuer woon di def seen ay deal di def seen ay business yoo xamante ni corrompu nañ ñu baree boo xoolee nga jël la cas de Parcelles nga jël benn Moussa Sy gis nga Moussa Sy bi nga xamante ni ñu ngi jëm ci élection locale li ñu njëkk a def mooy dañ ko jël nëqal ko si géeju port bi bàyyi ko foofu te gis nga dugal boobu ñu ko dugal si géeju port bi sama gars yi bu leen ko xeeb gis nga boo leen xoolee Macky Sall pourquoi mu fort pourquoi des fois ngay kontaan ci Macky Sall mooy ay tic-tac de jeu yi muy def ni mu koy réussir ak ni muy comprendre géopolitique bi nga xamante ni dafa am Sénégal parce que nan la ko comprendre parce que Macky Sall souvent day woote ay dialogue politiciens yi souvent da leen di woo ci ay waxtaan souvent bu ñu amee yenn bisu tiis da leen ci fekk ci te loolu nit kese la rawatina na ñun ñu am Sénégal ay yenn culture yoo xamante ni mooy ay culture ay teranga yooyu nga xamante ni am nañ ko te nee nañ ku la abal bët fu la neex ngay xool heure bu wootee dialogue rek am na ay pàcc yu tas ci biir politique bi parce que heure bu wootee dialogue si yenn politiciens yi comme ñoom ay sàcc lañ te ay bukki lañ ñoom bu ñu leen woowee dialogue ñoom nu ñu demee jege ji état bi pour duunal seeni ay poste la ñuy def moo tax Macky Sall souvent muy faral di woote ay dialogue yoo xamante ni day indi ay déchirures si parti yu baree beneen côté bi nga xamante ni Macky Sall mu ngi koy def boo jëlee ñenn ñi bu leen jëlee da leen di fal fenn bu leen falee fenn foo xamante ni xaalis dafa am noo def nga gis ñu dégg fa coowal xaalis ñu am coowal xaalis léegi nag ñooñu bu fa coowal xaalis amee ba affaire yi senn ba siw après léegi nga gis kooku ñu génnee ko teg ko en stand-by léegi dootoo ko dégg te kooku du sañ a yëngalati parce que am na coowal xaalis lu jib ba pare te moom heure bu jógee à cause de coowal xaalis boobu noonu mën nañ ko si indil ay yeneen problème mën ngeen ko jàngatee ngeen xool ko si Mame Mbaye Niang gis nga Mame Mbaye Niang si retour Ablaye Wade gars yi fàttaliku leen mel nu Mame Mbaye Niang moo fi nekkoon ci APR di wër plateau télé yi di songa di défendre Macky Sall en 100% mais gis nga bi mu takki bi ñu ko yóbboo si soosu Prodac bi ñu naan Mame Mbaye Niang mos na seeg mosu si comprendre nga ba nga xamante ni gars yi xool nañ Mame Mbaye Niang ak Prodac di ko toppee une somme de 29 milliards après Macky Sall dafa seppi Mame Mbaye Niang ni dëj tegee ko nee booleetu ko ci dara parce que Mame Mbaye Niang déjà amul base politique amul dara te Macky Sall lenn kase moo ko concerné muy ay base politique léegi ñu war a demaat ci élection locale Macky Sall marqué waat beneen point mooy jëlaat beneen Alioune Ndoye bi nga xamante ni moo nekk plateau jël ko yóbbu ko def ko ministre ci PES bi te ku nekk xam na ni waa PS ñoom dañ leen moo ñaale géej PS moom ku leen yóbbu géej nga déggal leen coowal licence de pêche coowam yàgg na ci biir PS
moo tax ñoom ñu koy wax mu naan signé naag signé wu ma coowal licence de pêche kii na nga gis Alioune Ndoye si boppam dafa jeng boo xoolee Banda Diop bu Padois Banda Diop kenn xameetu ko dafa sol kagul bal ngeen dem jëli Bamba Fall xoola Macky Sall bi mu ko dawalee ay fem ba yónnee ko Boun Abdallah Dionne mi doon fecc mbara si miti mi après moom bi nga xamante ni moom ñëw na moom Bamba Fall après Bamba Fall dafa sol kagul discours am changé kenn xameetu ko muy taxaw devant tout le monde naan duma xalifiste si noonu nga gis ay projet yi nga xamante ne yëpp dafa taga tembe woon biir école Médine projet yi commencé waat na démarré déggatoo leen Bamba Fall di song Djibi Diallo te moog Djibi Diallo chaque jour raak la woon ci biir projet yooyu noonu léegi yooyu yëpp dakk na discours am soppeeku carrément nga jëlaat beneen affaire boo xamante ne yaa ngi koy jàngat boo xoolee tey nga dem jël Lat Diop Géejawaay Lat Diop bi ñu ko jëlee dugal ko ci soosu LONASE bi kenn déggatul Lat Diop nga gis Alioune Sall kon moom gën na féex nga dem tey Ndar nga dem jël Mansour Faye ak Mary Teuw Niane bi ñu ko naqee ci Petrosen bi Mary Teuw Niane kenn déggatu ko kon ngay gis Macky Sall élection locale yi nga xamante ne gars yi ñu ngi ciy jëm di ci débat moom mu ngi xàll yoon bi ba yoon bi mu ngi leer ci moom mu ngi gën a leer ci yoon ngay gis tamit nga jël ñoo ngi ñëw Dakar bi ñu ñëwee Dakar ñu gis tey ñu jël benn Moustapha Cissé Lo muy yëngal ne day samp ndëndëm fii ci biir Dakar Moustapha Cissé Lo bi mu ne moom dafay samp ndëndëm ci biir Dakar mu jékki-jékki ay audio fit comprendre nga te audio yi fit ci seeni biir ñoom la audio yi fitee parce que ñoom seen biir ñoo ko doon envoyante léegi ñu jàpp Moustapha Cissé Lo diaboliser ko dàq ko fee dàq ko ci instance yëpp Moustapha Cissé Lo instant bi tal na leneen lu dul localité Dakar ngay gisaat politiciens yi nax bi nga xamante ne ñoo ñu koy nax nañ leen jël ci Abdou Karim Fofana ak marchand ambulant yi nekk biir Dakar Karim Fofana gis nga lii mu def marchand ambulant yi moom la leen Khalifa Sall bëggoon def Khalifa Sall fi ñu yóbbu marchand ambulant yi Khalifa Sall lii la bëggoon def marchand ambulant yi di xeex ak moom état bi fi nekk seetaan entre Khalifa Sall ak marchand ambulant yi li Khalifa Sall bëgg a def yëpp ñoom ñu opposé wu contre loolu état bi taxaw terrain neutre bi ñu jëlee Khalifa Sall tooymaan boobu ba utal ko dossier génnee ko ci biir guerre bi comprendre nga léegi Khalifa Sall moom taxawee boor Karim Fofana ñëw état bi entouré Karim Fofana dooleel ko projet bi Khalifa Sall doon bëgg réussir te mënu ko réussir ñu def tout ba Karim Fofana moom réussir na ko léegi comme Karim Fofana moom réussir na ko te jàpp na ni moom Dakar pour mu nekk fi maire mooy wër di bale ay tali ak di saxal ay fleur xaw ma jardinier la xaw ma day jaay fleur xaw ma lan la comprendre nga mais ay fleur moom bëgg na ko léegi nag ñoom ñu def tout ba xam ne ñoom marchand ambulant yooyu nekk Sandaga dëkkuñu Dakar duñu voté Dakar du seen yoon nekkul ci élection locale u Ndakaaru yi te léegi waa Ndakaaru ñoom Sandaga 7 cantine yu jóge fa loolu benn point bu rëy lay marqué ñu def tout jàppale ko mu dégager foofu yëpp pour kontaan loo Dakar waaye bu leen kenn nax Karim Fofana bu fekkente ni dafa bëgg a liggéey Dakar qu'est-ce que Orange Money yi nekk fii ci mbedd mi di tilimal dëkk bi na leen fi dégager waa Orange dañuy def ay centaines de milliards bénéfice ñu dem louer ay magasin def fa seen ay guichet Orange Money borom kër yi di ci gagné ñëpp di ci gagné waa Orange ñoo salteel mbedd mi ak seen cantine Orange Money yi Karim Fofana bu dee day setal Dakar naka tàmbalee foofu noonu comprendre nga léegi ngeen wëlbatikuwaat ngeen xoolaat tey Géejawaay bi ñu jàppee Malick Gakou moom nga xam ne xaw ma dafa gëlëm xaw ma dafa sël mu jëmale kaw taxaw di seetaan ba Alioune Sall benn étranger biir Géejawaay ñëw jiite ko fa Malick Gakou fay kenn xàmmeetu ko léegi état bi ne moom dindi na parrainage yi léegi nañ leen dem ci élection yi gis ngeen ni ñuy naxee gars yi pour ngeen xam gars yi ni ngeen war a xippee seen bët pour nga xam ne politiciens yi ay naxaatekat lañ da ngeen di xool oustaz Alioune Sall bi mu fi demee élection mais ki ko yóbbu élection daf ko nax kooku moo la gën a xam ni partem boobu mënul am ñaari député mais mu jël oustaz Alioune Sall ak public am dugal ko ci biir liste yi def ko 3e position moom bu ñëwee ba nekk député c'est grâce à oustaz Alioune Sall nga gis ni mu ko gëlëmalee nax yi nga xamante ne nax na ko kon gars yi xippi leen seen bët ngeen xool naxaate yi politiciens yi di def yéen waa banlieue bi ak waa Ndar ki Kaolack gis naa ngeen ni rey seen bopp temps yi yëpp ci inondation seen vidéo yi ngeen di def seen gaal yi ngeen di joow yi dawul yaramu Macky Sall ba mu gisee gaal yuy daw ci biir dëkk bi ndax inondation kenn xamul kañ la na gars yi fàttaliku Macky Sall bi mu nekkee ci gouvernement Abdoulaye Wade inondation am Macky Sall bi muy ñëw cité Bellevue kano la yéeg kano dugg ci biir cité Bellevue di wër ak moom biir cité bi kon seen gaal yi ngeen koy wan ay inondation dawul yaramam xam nga inondation yooyu lan moo ko fay dindi ngeen jël seen carte yi sanctionné seen maire yi fi nekkoon gis nga Serigne Boub CCBM bi mu commencé sonal Mariama Sarr Kaolack lan la ñu def jékki-jékki ñu fi rek créé fi benn coowu chambre de commerce Serigne Boub CCBM topp ci coowu chambre de commerce di wax suba di wax guddi di wax talatul sax Mariama Sarr
talatul sax meeru Kaolack léegi ñoom si moment boobu si la ñuy placer seen ay pion si la ñuy nekk di daw ngeen nekk fii nii toppa di filmer ay affaire yii dawul yaramu Macky Sall inondation dara du ko xeex lu dul ay canalisation inondation ay moto pompe xeexu ko boo ko bëggee xam da ngay dem entre Gueule Tapée Médina day taw ba taw bi muur kanalu Gueule Tapée bi yëpp te ndox mi du fa def 4 heures de temps dootoo fa gisati ndox te loolu li tax mu am mooy canalisation yi fa am bàyyi leen moto pompe yi ñeen ni naxee sanctionné leen ci élection locale yi seen carte électeur day wax sans sanctionné woo leen li ngeen bëgg du mës a am xippi leen seen bët ngeen wax ak seen yaay yi santage seen yaay yi ñu bàyyi politiciens yi te moytu yenn bàjjanu gox yi nga xamante ni politiciens yi seen ginnaaw la ñu làqatu di leen utiliser ñoom ñuy corrompre maire yi kon sama gars yi Akama Baax moo fi jaaroon dellu si waat na sama gars yi nag foog ngeen dem si YouTube bi ak Facebook bi tapé Akama Baax bu ko defee gars yi partager affaire yi seetaan vidéo yi rek mu gën a yaatu chaque samedi rek gars yi indi benn vidéo jàngat ko taxaw seetlu fàttaliku yi nga xamante ni moo fi jaar yëpp gars yi xoolaat mbir yi nu muy demee jaa ngeen jëf sama gars yi